Pape Diallo policier la mi ngi ci corps bi entre guillemets li ñuy wax loi ak droit amul Sénégal donc Pape Diallo boobu di doomu baadoo la moom it la dal 10 000 problèmes ba parquet ba ne nañ ko tëj 1 an la dal Assane Diouf ba parquet bi ne nañ ko fa fàtte lu ko raw moo dal Dame Amar parquet bi ne nañ ko libéré loolu moo dal Pape Diallo ñu ne nañ ko dàq ñu ne lan la def ñu ne dafa sujjóot devant sëñ Modou Kara mais histoire bi dafa grave de dafa romb foofu nag gis naa ñëpp di juger mais dañ ko juger ci kaw bu ma yeewoo dama jot benn interpellation kenn ci autorité police bi nekk ministère de l'intérieur am na Facebook mais Facebook am moom nekku ci photoom nekku ci ab jigéen sax la ca def mu bokk ci renseignements généraux yi di policier moom it nekk ministère de l'intérieur ba ma yeewoo tey dama gis mu interpellé ma ci lu genre message bu gudd ma jël sama temps lire lépp xam nga heure yi décalage horaire bi man ba may nalaw parce que man maa ngi ci 8h53 moom mi ngi ma ko yónnee boobu man maa ngi nekk ci 4h53 donc moom mu war a nekk ci 9h53 exemple laa joxe bu ma liiree mu xamal ma ni Mollah gis naa sa publication démb lire nañ sa publication démb mais d'accord ñu te na ngay waxee parce que yow balaa ngaa wax da nga war a def ay recherche nga xool bu baax nga xam kenn terewula nga laajte nga poser question ñu tontu la mais waroo ñëw rek attaquer la police attaquer une institution nationale parce que tout simplement fanatique nga ne non Serigne Touba nangam def waxam quoi xamal ma ci biir wax bi ne Pape Diallo di policier bu ñu ràjjee dàquñu ko parce que dafa sëgg sujjóot devant sëñ Modou Kara ba léegi nag liir naa lépp mais tontuwuma ko moo gën a tax nag sax ma def live bi pour tontu ko ci live bi direct parce que comme ñoom live la ñuy suivre mu déglu ma bu baax déglu leen bu baax nag parce que message yi dama ko jot te loolu ministère de l'intérieur la ab policier bu nekk biir ministère de l'intérieur je pèse bien mes mots mu xamal ma ni dàqeewuñu Sénégal yéen ñëpp daa bu ngeen déglu dàqeewuñu Pape Diallo parce que dafa sëgg sujjóot devant son marabout mais dañ ko dàqee parce que bañ ko jàppee la main dans le sac mu sëgg sujjóot nekkoon en fonction palais Djily Mbaye ca Louga sëriñ bi ñëw fa mu di génn mu gis ko sëgg sujjóot ñu jàpp ko waa ji mooy wax de du samay wax yóbbu ko ci àll ba mu dem fa di servir ñu ñëw di def seen enquête nee na ñoom déglu leen de ñu wax ko ne ko est-ce que tu as regretté cet acte de sëgg sujjóot bi nga def mu ne regretté wu ko mu ne regretté wul acte bu mu def ne bu démb doon tey mu sëggaat sujjóot ci kanamu sëriñ bi policier bi nam
donc dafa défier l'autorité hiérarchique parce que buñ ko fekkee foofu def ko ay enquête laaj ko ba xam ne ko yow la nga def nii sol sa tenue sëgg su jóot wàcc ba ci suuf di nuyu sëriñ bi est-ce que regretté nga ko wala regretté woo ko est-ce que bu démb doon tey di nga ko def Pape Diallo ne leen bu démb doon tey ma defaat ko regretté wu ma ko tey te du ma ko regretté suba te ba yowmal xiyaam du ma ko regretté nee na loolu lañ ko dàqee du samay waxu ministère de la culture ministère de l'intérieur du Sénégal la ak police moo ma interpellé ne ma Pape Diallo kenn dàqeewu ko sëgg su jóot parce que ba mu sëggee su jóot ba léegi dañ ko yóbbu au frigo sànni ko ca àll ba muy liggéey donc dañoo dàq Pape Diallo parce que dañ ko laaj ba xam regretté na ko mën a regretté wu ko donc dafa défier l'autorité dafa défier une institution nationale loolu lañ dàqee Pape Diallo kaddu gi bàyyeekoo ci Macky Sall mu wàcc ci bun ñàkk jom Antoine bun ñàkk jom ñu dàq ko léegi nag loolu man mënuma ci juger nit parce que conviction am la conviction religieuse am may tontu kooku ne ko loolu conviction religieuse am la ngëm-ngëmam foi am moo jiitu policier bu mu doon ku ci nekk ci ñoom am nga tur boo xam ni moom nga am avant ngaa dem ci police ba am na ku tudd Xaadimal Moustapha am ku tudd Xaadim Bamba am ku fa tudd Baye Niass am ku fa tudd policier bu tudd Limaamu Laay am policier bu fa tudd Maodo Malick Sy am policier bu tudd Bou Kounta am policier bu tudd Mohamed Cissé am policier bu tudd Moussa am policier bu tudd Imran am policier bu tudd Hamza am policier bu tudd Jean am policier bu tudd Etienne am policier bu tudd Mendy am policier bu tudd Gomis Paul donc seen conviction religieuse moo jiitu seeni policier moo jiitu seeni garaat ga ñu doon léegi moom mi nga xam ni muy Pape Diallo dafa subir radiation ngeen bàyyi xel bu baax benn affaire dafa am benn guerre bu existe instant une guerre froide entre Serigne Modou Kara déglu leen de Serigne Modou Kara ak Macky Sall benn guerre fratricide bu existe entre Serigne Modou Kara ak Macky Sall te il faut que lépp lu jege Serigne Modou Kara Macky Sall nekk ci élimination dafa nekk ci liggéeyu wàcce ay éléments wu sëñ Modou Kara un par un centre de redressement yi ngeen gis noonu yu sëñ Modou Kara yi ak yàgg Sénégal amul policier bu ko xamul amul homme de loi bu ko xamul amul justice bu ko xamul amul gouvernement bu ko xamul moo fi jiitu Macky Sall centre de redressement yooyu moo fi jiitu Macky Sall moo fi jiitu Abdoulaye Wade ñëw na fi def fi 12 ans xam na centre de redressement wu Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni bu mu paree Macky Sall xam na centre de redressement yi lan moo waral à un clin d'œil un coup d'œil tak ñoom ñu yónnee leen fa policiers yi damuñu fa noonu de lan moo waral à un clin d'œil bum ñu tourné rek Sénégal yëpp gis gars yi di wane centre de redressement yi di leen ko woon en vidéo na xool leen kii def nañ ko lii lan la da ngeen di jaay drogue dañ leen rey loolu lépp benn guerre froide la bu existé boo xam ni Macky Sall ci boppam moo xam ni dafa nekk di guerre ak sëñ Modou Kara te am na fu mu ko war a wàccee mu dem ci centre de redressement yi yónni fa police ba ñu dem fa ñu wane vidéo yi wane lépp moom dafa nekk ci guerre boo xam ne moom guerre am la moom ak sëñ Modou Kara lépp ci politique nag
bu mu demee ba jàpp ay élément wu Serigne Modou Kara yi nga xam ne dañoo nekkoon ci xolu sëñ Modou Kara dañoo nekkoon ci xolu sëñ Modou Kara yaa ngi dégg bu mu jàppee ñooñu bu mu jàppee ñi nga xam ni dañoo nekk ci xolu sëñ Modou Kara tëj leen ci kaso bi ni am na nit yoo xam ni boo leen tëjee mun nga yëngal réew mi xam nga kan lay wax sëñ Modou Kara lay wax maanaam tey moom yëg-yëgam daf newoon yëg-yëgam moo newoon ak yéeneem mu tëj sëñ Modou Kara ci kaso bi mais mu xamal leen ni lépp lu wër sëñ Modou Kara danaa ko jéem a éliminer ay nitam tëj centre de redressement mi jéem jotu la day xool ca ka nga gën a jege mu jaare fa ba yàqal la donc comme moom xam na ni ña jege exactement centre de redressement bi depuis 2008 yàgg na fi xam naa ci dara man sax am naa jarbaat ba fa newoon bu doon fàq lu ñu yóbbu ko fa ma toog la yàgg gisuma ko bu ma ko mujjee gis lañ ne ma ci centre de redressement bu Géejawaay la ko yaayam yóbbu woon jarbaat akkan donc centre de redressement yooyu nga gis noonu loolu lépp li xeexu Macky Sall la guerre bu mu séq ak sëñ Modou Kara dañuy yeggali Macky Sall ci boppam jéem jotu la day xool ka nga jege gën a ka nga gën a jege mu jaaree fa ba yàqal la comme moom dafa nekk di guerre ak sëñ Modou Kara parce que guerre boobu def na ko ak Cheikh Béthio Thioune ba Cheikh Béthio Thioune taxawee ne mi ngi 4 millions dem si yàlla Cheikh Béthio mi ngi 4 millions de taalibe ñëpp nañ voter pour Abdoulaye Wade deuxième tour ba defal campagne Abdoulaye Wade ba mu paree Macky Sall ba mu gañee Macky Sall rancunier la de Macky Sall guerre kat la rancunier la du bàyyi dara ba sa biir bàmmel boo deeyee sax te def la lu mu la war a def da lay sulli def la lu muy def après ne suulaat leen ko c'est un rancunier xol bi moo baaxul xol bu ñuul kukk la Macky Sall yor xol bu lëndëm donc Macky Sall ci boppam moo nekk di guerre ak sëñ Modou Kara tëj ay élément wu sëñ Modou Kara ne leen am na nit yoo xam ne boo leen tëjee dëkk bi mun naa yëngu mooy maanaam sëñ Modou Kara mii bu ma ko mënoon tëj tey du fanaan këram day leer donc avisé na sëñ Modou Kara que yow boo rëccee ci samay loxo dafa am lu ma xool wala dafa am foo xam ne bugguma dëkk bi basculé wu mais sinon yow kon tëj naa la bu yàgg léegi nag Pape Diallo bi il a eu cette manque de chance guerre bi victime la ci parce que guerre bu existe entre sëñ Modou Kara ak Macky Sall Pape Diallo malheureusement dafa ñëw sukk sujjóot ci kanamu sëñ Modou Kara boobu nag l'ennemi de déclaré de Macky Sall la Pape Diallo ñëw sukk sujjóot ci kanamam donc Pape Diallo boobu tamit day subir les foudres de Macky Sall il faut que ñu éliminer ko bu fekkoon Pape Diallo la mu def nii xalif général des Mourides moo génn ñëw foofu Pape Diallo def ko kenn du ko dàq déglu leen de bu doon xalif général des Mourides moo ñëw ci palais Djily Mbaye génn moom Pape Diallo le policier ñëw ziar ko sukk sujjóot kenn du ko dàq bu doon porte parole des Mourides sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké moo ñëwoon foofu ci palais Djily Mbaye génn Pape Diallo sujjóotal ko noonu mu def noonu kenn du ko dàq mais daf ko def ennemi juré wu Macky Sall jamono jii ñuy wax nii ki jàppoon sëñ moo Cheikh Béthio Thioune tëj ko ci kaso bi ba mu ne ràpp wàcce ko ba ci 0 degré ci guerre bu tàng jër kooku moo jël guerre bi tey jàkkaarloog sëñ Modou Kara ak lépp lu jege sëñ Modou Kara wala lu laal sëñ Modou Kara bu la mënee wàcce da lay wàcce sëñ Modou Kara xam na loolu bu baax a baax moo tax bañ ko defee Pape Diallo mu woote moom tamit commencé def leen jàppale leen ko parce que moom xam na ni il est en guerre une guerre fratricide mortelle bu mu nekk di ko def ak Macky Sall le rancunier l'ami de mon ennemi et mon ennemi Pape Diallo moo jébbalu sukk su jóot ci kanamu koo xam ni guerre la nekk en parfaite guerre fratricide mu éliminer Pape Diallo
loolu ngeen di jàpp Pape Diallo victime la Pape Diallo victime la fii police yàgg na fi def ay délit ak ay dégâts ay torture injure publique lu nekk police def na ko kenn musu leen def loolu Sangaré bu mu commissaire ba bu mu duggee ci pharmacie ba rajaxe ko dañ koy yéegal garaat El Capo bu mu rayee booy ba ca Thiès dañ ko changé keneen ak keneen ak keneen ku nekk boo defee ba beaucoup de criminels policiers ñi ngi ba léegi ñi ngi dox kenn dàqu leen beaucoup de policiers corrompus kenn dàqu leen beaucoup d'arnaqueurs policiers kenn dàqu leen beaucoup de racketteurs policiers kenn dàqu leen lan moo tax ñu dàq Pape Diallo parce que l'ami de mon ennemi est mon ennemi dafa sujjóot ci kanamu koo xam ne man dama nekk en guerre ak moom je t'élimine donc loolu moo fi wàccee Pape Diallo y a même pas d'aller de midi à 14h c'est une guerre boo xam ni entre Macky Sall ak Serigne Modou Kara une guerre froide et fratricide loolu la Pape Diallo doon ci victime Macky Sall yabal bu mu gisee affaire dafa yabal ministre de l'intérieur am na ko dàqal ma booy bi parce que dañoo bëggoon réduire booy bi au néant mais du booy bi de dañoo bëggoon réduire sëñ Modou Kara au néant moo tax ñu ñëwaat ci booy bi ne ko Pape Diallo da ngay regretter acte bi par la force boo bëggee des fii ci tenue bi boo bëggee des fii ci police bi da ngay regretter acte bi parce que da ngaa sujjootal noonu président bi da ngay regretter acte bi mu bañ ne du regretter acte bi moom fois moo ko gënal parce que bu regretter woon acte boobu noonu dañuy dem bind ni dafa regretter acte bi pour wàcce sëñ Modou Kara encore bu au plus bas niveau loolu lépp guerre la boo xam ni Pape Diallo victime kese la dañ ko bëggoon wàcce au plus bas niveau moom sëriñ Modou Kara moom tamit mu siggil sëriñ Modou Kara ne maa bañ je suis prêt à tout éliminer leen ma rey leen ma summi leen ma futti leen ma taatu nen mais du ma ko regretter acte bi du ma ko regretter xaw ma ba xam moom xam na bu muy def lan moo tax mu def loolu wala lan moo tax mu bañ a regretter mais xam ni daal moom Pape Diallo il a vraiment sauvé sëñ Modou Kara ci niñ ko bëggoon suufelee ci guerre boo xam ne moom comprendre ko une guerre froide loolu moo indi lii donc pour policier ba ma interpellé nekk ministère de l'intérieur ma xamal la ni on a bien compris que Pape Diallo victime la rek comme yow mënoon nga fa nekk parce que bi policier yàgg nañ leen gis ñu sukk su jootal sëriñ kër diine boo dem am na policier yu fa nekk di sukk di su jootal sëriñ yi man de gis naa 20 000 yoon sama bët bii ay policiers sénégalais yu sol tenue di sukk devant Cheikh Béthio Thioune devant sëñ Modou Kara devant xalif généraux yi devant Touba devant Kaolack Médina Baye devant Tivaouane foo dem kër diine goo dem fekk fa junni policiers yuy sukk di sujjóot di jébbalu di yuuxu di mbëkk ay policiers te kenn dàqu leen te policiers yàgg naa sukk sujjóotal sëñ Modou Kara kenn dàq ko mais nag ki dafa ñëw ci heure bi nga xam ne tombé foo xam ne dafa fekk guerre mu subir les affres du président de la République qui est en parfaite guerre une guerre froide avec Serigne Modou Kara suñuy institution yi ñoom ay armes de guerre lañ ko def dañ ciy rayantee dañ ciy xeexee dañ ciy wàccewante institution bi la Macky Sall utilisé ba tëj Khalifa Sall suñuy institution la Macky Sall utilisé ba tëj Karim Wade suñuy institution la Macky Sall utilisé bay xeex ak sëñ Modou Kara suñu institution la Macky Sall di utiliser ba libérer Dame Amar tëj fële ne Assane Diouf et cetera et cetera et cetera donc suñu institution la ñuy utiliser Macky Sall moom dafa am benn leçon bu mu war a jox kenn Macky Sall moom marchoon Charlie Hebdo bu ñuy xeex